ci wàllum tàggatam làmb ji jàppale ne kon démb diggante Tapha Tine la ak Balla Gaye 2 moom mi kon géant du Baol kii nga xam ne moo di kon le lion du Guédiawaye di gaynde googee daan na koy fàdd niki démb kon ba raata juróomi waxtu daanaka di mat bokk na ci bopp lépp làmb démb la xewoon ci arène nationale ginnaaw fukki at ak benn ñu dajawaat muy ñaareel bi ndam yeneen ci ponk dañ ko ci boole mu buur bi la jutaay ci kanam ñu faram fàcc. ahlan wa sahlan marhaban bikum nu aykum asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu ñu yattale xibaar yi ni ñu ko waxee léegi ci Sénégal bu toll ci téeméer ak juróom-ñeent fukk ak benn yu fellaas lëf ci ay ndongo ñooy sëgg ni ki tey ci suba ba tey ngir dëgmal fii ak suba wala sax ginnaaw suba ci wàllum l'examen BFEM yooyu maanaam këyit gi nga xamante ne moo lay jéggiloo ci li nga xamante ne moom moo di kon classe yi ñuy wax digg doome di primaire yi bokk li nga xam ne moom moo di collège bokk mën a dem ca lycée ya bokk na ci kon lim bu takku la ci biir bu Sénégal daan nañ leen di séddale buñ ko méngaleeg at bi weesu yokkute la ndax daaw téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent yu fell aslëf la ci ay ndongo lu ci mën di xam kilifa yi nee nañ jumtuwaay yëpp yem nañ ngir ndongo yi mën a sëgg ci li jongante dañ ci ànd teewlu ci kon leeral yi nga xam te indi nañ ko ci ak sunu naataango ci les examens. épreuve BFEM ci atum ren daan nañ koy dooree niki tey ji altine ñaar fukki fan ak ñaar ci weerum juillet bi ñu nekk yooyu leen ndongo ñi ngi toll ci 191 362 candidats yu fas yéenee ut bii le diplôme buy fësal njeexitalu cycle secondaire ñu daal di leen tas ci 1152 centres d'examen 1303 présidents du jury 6379 salles d'examen yu fas yéenee teeru yooyu les candidats waaye nag lu jëm ci wàllum surveillant yi ñu ngi toll ci 12758 yii les chiffres nag ñu ngi ko fësaloon ci ab conseil interministériel bu ñu jagleeloon préparation examen ak concours ci weeru mai si bu ñu sukkandikoo ci jëwriñ bu ñu dénk éducation nationale di Moustapha Guirassy moom nag mi nga xam leen ni jël nañu seen matuwaay ngir yii les examen daal di mun a jaar yoon waaye tamit di ñaax ndongo yi ñu bañ a jëfandikoo lii di téléphone portable ci biir centre d'examen yi mel ni rek directeur bu gàll concours ak examen daan na koy fekk si ci ay kàddoom te ci fàttali nag taux de réussite bi ci atum daaw mi ngi tolloon ci 76,30% ci atum 2022 mu daal di toll ci 70,38%. jërëjëf Amsatou Gano njee ñu des ci njàng moomee sax ndax jëwriñ ji ñu dénk wàllum njàng di mu digg doomu mi di Moustapha Mbaba Guirassy def na ab wërngal ci yenn barab yi nga xamante ni ñu ngi fa doon amal yile l'examen ngir nag rafetlu liggéey bi nga xam ne daan nañ ko ci amal ma nga woon ca fële nga xam ne moom moo di kon centre d'examen bu collège Serigne Cheikh Anta Mbacké bu yeef bu Guédiawaye la ak fële ca Notre-Dame du Cap-Vert bu Pikine mu àndoon ak délégation bu takku nag moom ñëwaat na bu baax a baax ci li nga xam ne moo di jéego yi am ci wàllum njàng mi ak ni nga xam te ne nañ koo gën a yeesal ba dëppale ko xarale yu yees yi loole lépp bokk na ci tamit lu jëm ci li ñuy joxe résultats yi nga xam ne dana nekk lu ñuy amal ci wàllum digitalisation maanaam mbaali jokko yi dañ ci ànd teewlu ci ay kàddoom soxna Ndéla Ndiaye moo ko taataan. En rapport avec le discours en fait, c'est d'identifier dans toute la zone les élèves donc, en situation de handicap et ils en ont dénombré 4. Et donc ces 4 élèves en situation de handicap, au lieu de les laisser dans des établissements en général, donc il y a de façon spécifique l'organisation d'un établissement pour que ces élèves-là en situation de handicap puissent aussi passer dans de bonnes conditions l'examen. Rappelez que pour les non-voyants, les épreuves ont été traduites en braille. Pour les malvoyants aussi, il y a eu un agrandissement de la police pour permettre à ces élèves, à ces enfants de passer correctement l'examen. Et ceux-là qui ont d'autres handicaps aussi, les dispositions ont été prises. Tout dépend de la surveillance et tout dépend aussi du nombre d'élèves donc par centre. Mais le plus important, c'est de s'assurer qu'ils sont dans de bonnes conditions. Et 2 par table, c'est correct. L'idéal serait été d'avoir 1 par table, bien sûr, mais 2 par table. Et en fonction aussi de la situation, on renforce par un peu plus donc les surveillants. Donc à ce niveau-là, tous les surveillants sont présents. Il y a 0 absent dans les 2 centres d'air visités. Et dans l'ensemble des centres aussi, il n'y a pas de surveillants absents. Par contre,
Dans ce centre-ci, par exemple, on compte environ 6, un peu moins de 6 donc absents, comme dans l'autre centre. Et généralement, ce sont des élèves qui sont des candidats libres. Mais les élèves régulièrement inscrits dans les établissements, toute l'année, très souvent, il n'y a pas d'absence donc signalée. ñu wax ba tey ci njàng mi sax moom jëwriñ joojee daal ne kon jiite li nga xam te moo di atelier boo xam ne ñu ngi doon waajal lu jëm ci kon li nga xam te moo soxal lii di waxtaan ñu war a amal ba daara yi ñu gën ko ñoŋal moderniser ko dëppale ko ak jamonoom waaye fexe ba mën koo suub ci lii di système éducatif yi ci biir njàng mi loolu lépp bokk na ci li nga xamante ni bëgg nañ ko daal taxawal bu baax a baax jëwriñ ji ñu teewlu ko moom Moustapha Guirassy ci micro Assousso ak Ousmane Ndiaye. wax souveraineté. ni dama bëgg moom suma bopp li ngay njëkk a def mooy école bi fi ngay tabaxee sa bopp fi ngay tabaxee sa njaboot foofu ngay njëkk a saytu foofu ngay njëkk a xool moo tax président de la République jox ñu ay instructions ne def leen lépp loo xam ne war ngeen ko mën a def au niveau du ministère pour jëmmal jàppale nitu daara yi def leen ko moo tax tey jii rapidement ñu organiser wu pour gisanteeg ñoom. li ñuy xaar mooy projet de loi boo xam ni. bëggoon nañ ko yëkkati gouvernement bi adopté ko assemblée nationale voté ko muy clarifier lan mooy daara dugal définitivement daara ci mbir bi ñu jox ko gëddam ndaxte kat daara moom moo tabax réew mi ku fi tekki ci wàllu arab wàllu diine daara nga jaar. kon lii moom régler ko moom moo ñuy permettre ñu xam kan mooy daara ak kan moo dul daara kan moo mën a téye daara ak kan moo ko mënul téye kon liggéey bi ñu def nii. liggéey boo xam ne day setal leeral clarifier lépp donc lu am solo la te ministère de l'éducation nationale ak ministère de la femme ñu ngi taxaw temm pour combattre mendicité boobu rafetul jekkul sunu diine permettre ko sunu aada permettre ko kooku moom incha allah nañ ci taxaw temm xale place am nekkul ci mbedd bi ci école la nekk ci daara la nekk. ñu wax ci leneen ci wàllum politique ji ñu naa ko ca njëlbeen sànq moom kii di kon waa coalition Diomaye président ñoom Aminata Touré ak Aïda Mbodj ak ña ko seq def nañu jotaay ak taskatu xibaar yi ginnaaw bañ dalee ci kaw ku jigéek lenn ci taxawaay gi ñu am di xaxaar nguuru président Diomaye Diakhar Faye ak ñooñom nee nañ du ca dal duñ leen mayete lu toll te rafatal ay ni ginnaaw ba ñu rafetloo téeméeri fan yi nga xam def na ko ci bopp réew mi ñu jàpp ne am na ay jéego yoo xamante ni mënees na caa dut baaraam ne njiitu réew mi indi na ko ci soppiteef ci réew bu Sénégal ñu ànd ceeg seen ndaje bu yaatu boobee nga xam ne ñu ngi ko doon amam teewlu ci kàddu yi Aminata Touré ci micro sunu ndaw Mansour Diassé. wolof nee na am na foo xam ne boo fa jaaree ak njulli foog nga bàyyi ko mu gasak loolu nag mooy li ñuy dégg kon li nga xam ne moom laa bëgg a wax fii mooy wax ak suñu ndaw ñi defe naa ne artiste bi fi jóge sànq wane na ko la jeunesse sénégalaise. Sans cette jeunesse sénégalaise, il n'y aurait pas eu de changement. Il faut le dire et le répéter. Vous êtes une jeunesse courageuse, une jeunesse qui a versé de son sang, des filles, des jeunes garçons, mais également des adultes, vos pères, vos mères que nous sommes. Le Sénégalais a fait bloc pour ce changement-là. C'est pourquoi il faudra que vous restiez ici avec nous. Nous ne voulons plus de ces pirogues de la mort qui aujourd'hui sème la désolation et la souffrance dans nos familles. Si vous vous êtes battus pour faire passer le régime, mais vous devez rester ici avec nous pour construire le pays. Kon bu fekkee ne da ngeen ànd ak seeni doom ba ñu réaliser le changement tey la ñu war a gën a yokk yaakaar bi nii ma ko waxee pour la jeunesse ndagasalika pour les femmes sénégalaises mu ànd ci ak son premier ministre et nous saluons ici cette amitié qu'il nous faudra nous aussi protéger. Elle est très importante. ñu fexe ba bant bale du jaar seen diggante ndax nag am na opposition boo xam ne son seul programme mooy nañu féewaloo loolu du ñu ko permettre ñu nit ñu fexe ba symbiose am li nga xam ne noonu la ñu àndee woon te ñun ñi ñëpp kenn fekkeewu ko ci ñu continuer ko ànd bu ko defee programme mu Sénégal am impact sur les populations.
ñoo àddu ci leneen ca réew Mali bokk na ci lu soxal li nga xamante moom moo di kon lii di rek tiis nga xamante moom moo fa daal di tab bi fan yi bokk na ci génnuk àdduna ki nga xamante moom moo di kon kii nga xamante moom moo di kon Toumani Diabaté moom ci àjjuma ji fukki fan ak juróom-ñeent ci Europe sulet la daal di génn àddunaam di artiste bu fekk baax ci réew Mali làq juróom fukki at ak juróom-ñett 58 ans moom nag jébbal nañ ko sunu borom ci ñaar fukki fan ci Europe sulet di samedi bi ñu génn di barki démb moom nag ñu ràññee ko ci wàllum Coran ndax lawale na ko fépp ci àdduna nga këpp te am na ci sax taxawaay bu mu ci amoon ba culture boobu di aada ak cosaan ci réew Mali ñëpp mën koo ràññee mën ca amuk mandarga buñ ci teg gëtt. bu jógee Mali dañuy daal di dem ca fële ci Israël nga xamante ni daal am na ay sox yoo xamante ni dal na ca Yémen nga xamante lu ci ëpp ci ay maanaam faatu am na ci am ay tension yoo xamante ni mu ngi gën di am rawatina foofee ca Liban mu nekk loo xamante ni kon loolu it fës na ci xibaar ci diggante boo xamante daal dafa mel ne tey jii la waalo gën a ay buñ sukkandikoo ci ñi nga xam ne ñoom ñoo koy amal. leneen ci xibaar tamit bokk na ci fële nga xamante moom moo di kon ca réewum fële ca États-Unis moom it am na ci li nga xamante moom moo di présidentielle 2024 yi nga xamante ni Joe Biden moom xamle na ne dam dootul nekkati candidat day génne li nga xamante moom moo di ab candidature am ndax bokk na ci li nga xamante ni moom daal mënatu caa samp jamono ji nag coow la doon ndem ma ngay am ca ka nga xamante moo ko fa nar a wuutu waaye lu ci mën di am fi mu nekk nii ñoom noppi nañ ngir daal di rek daal di li nga xamante moom moo di tabb ki nga xamante moom moo di ki nga xamante moom moo ci topp di wala bokk kan moo war a toog ci wetam ñi ngi wax Kamala Harris lu ci mën di am bokk na ci li nga xamante moom moo soxal lii di kon élection yooyu mu war a kon jàkkaarloog kii di Donald Trump lu ci mën di am en tout cas moom daal la ñu xam ne mooy fi nekk ni moom Joe Biden mënatul nekk candidat bi nga xamante moom moo rek daal di war a mën a topp ci bi lépp jongante nga xamante ni moom mooy rek moom moo ci daanaka daal di topp élément bi ci topp bokk na ci kon leneen ci xibaar mooy bokk na ci dañuy dem ci wàllum tàggat yaram dem ci làmb ji nga xamante ni niki démb amoon na ci diggante Tapha Tine ak ki nga xamante moom moo di kon ki nga xamante moom moo di Balla Gaye 2 démb ci arène nationale la woon moom Balla Gaye 2 nag daal dina koy gagné ci li nga xamante moom moo di kon ndam lu yaatu fukki at ak benn ñu ngi soog a dajawaat mu daal dëggalaat boppam ñu àndi teewlu ko. Balla Gaye 2 moo daadee daan ki nga xamante ne moom mooy Tapha Tine niki démb dimanche ca arène nationale bu Sénégal gannaaw bi nga xamante ne ab jàppante bu metti dox na seen diggante ba moom mii di Balla Gaye sax mu daadee ko yóbbu ardo laataa mu koo daan ki seen ñaareelu jàppante donte ne sax moom mii di Balla Gaye nekkul woon favori ci bile combat gannaaw bi nga xamante ne Tapha Tine wone woon na forme boo xamante ne ñëpp jàppoon nañ ne dina daadee daan Balla Gaye daan bu yomb Balla Gaye nag surprise bu mat sëkk ak dëggal boppam la daadee bëree bile combat gannaaw bi nga xamante ne daan na kii di Tapha Tine jël bu set wicc boo xam ne kenn du ko werante ci bile combat nga xam ne Albourakh Events moo ko daadee tëgg gannaaw fukki at ak benn nga xamante ne Balla Gaye njëkkoon na daan Tapha Tine ñëw na dëggalaat boppam bile victoire bu bees bi nga xam ne nag Balla Gaye am na ko ci diggante mag kii di Tapha Tine dafa mel ne rek dafa daal di dëkkalaat li nga xamante ne moom mooy yaakaar bi supporter yu Balla Gaye am ci moom ñuy jàpp ne dina mën a dem ba récupérer waat li nga xamante ne moom mooy titre roi des arènes ci làmb Sénégal. jërëjëf Aïssatou Ba ñu daal di koy ndarkepeek jàngatub kii di Doudou Diagne Décko ci wàllum làmb jooju démb ak na mu tëddee moom nekk ku ñu xame lool ci wàllum kon wàllum amateur ci wàllum làmb ji ñu teewlu ay jàngatam ci biile combat. waaw làmb ji neex na macha allah. teel na tas comme ni ko CNG waxee woon xam nga làmb ji daan dem ba 23h loolu jaaduwul si dëkk bi yëpp la ñëpp ko doon ko ñaawlu noonu gis-gis bu am solo la CNG règlement bi mu changé c'est important. waaw Tapha Tine ñu bari dañoo waxoon ne day ñëw xeex ak Balla Gaye ñëpp dañoo yaakaar ne Tapha Tine moo waroon am avantage pour bëri mais man waxoon naa ne Tapha Tine fekkee yàlla def na arbitre soufflé liw toom boobu mu koy def di yàgg Balla Gaye dina ko jàpp dina ko daan parce que Balla Gaye loolu bëggoon mu def Tapha Tine ñi ànd ak moom yëpp dañ ko téye say loxo taxawal nangam loolu fekkoon tey di mu bëri Eumeu Sène indi na ko taxaw bagaar xeex ak Balla mu ëppoon avantage si moom waaw Balla nag
yàgg naa ko wax champion la doomu mbër la ñoom ñaar ñëpp ay doomu mbër lañ mais Balla ko am personnalité fi bëreem la moom day ñëw bëri daan mbaa ñu daan ko donc tey vraiment indi na préparation yi aussi am na joué na si Tapha Tine dafa diis amul rapidité gaawul da doon mépp rek parce que suufu arène bi day compter ci sa poids donc boo amee yenn poids yu diis yi doo taxaw Balla am na gaawaay am na réflexion am na déplacement Tapha Tine amoo ko. yaa ngeen jëf xibaar yi 20h juróom-ñetti waxtu ci kanam ak Adjaratou Ourey Fall Diouf ci kàllaame tubaab du Molière ñu leen di ñaanal fanaanu jàmm di ko sàkku ci yéen bu suba ak jàmm boo soobee suñu borom.